ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure. Toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi zishan azimil burhan sharidi sultan. Masha Allahu kan. A'udhu billahi minash shaitan. Mbokk yi seen xarit mooy dellu siwaat encore une fois si seen permission di waxtaan ak yéen si suñu rappelu aljuma mubarak. Tey la maa ngi nii di soog a dugg si jumaa ji mais le flux bi muy am dafa kéemaane daw ñëpp ñu ñëw jumaa ji julli si àjjuma. Machine yi di génne vapeur parce qu'il fait excessivement chaud excessivement chaud waaye fii ngeen di gis ni duggaguñu si jumaa ji fii nag moom wala ngay dugg si jumaa ji la déjà fii day fees del jéem a xool on ñuy bëgg a dugg si jumaa ji donc il faut donc ñu ko xamee mu suñu dàll yi bu baax ñu ko jël ko pour mën a dugg si biir jumaa ji. yaay jàlle jaame boo ñëwul mu ñaaw yaay jàlle jaame yaay jàlle jaame soo ñëwul mu ñaaw yaay jàlle jaame Mamadu xayru naas yaay jàlle jaame bayu Faatumata yaay jàlle jaame Mamadu xayru naas yaay jàlle jaame boo ñëwul mu ñaaw yaay jàlle jaame. Allah subhanahu wa taala bi nga xam ni moo ñu sàkk ñun ñëpp defar àdduna ni mu ko soobee sàkk créature am def seen histoire moom bi ñuy wax l'omnipotent mais aussi ñu koy wax l'omniscient moom mooy science. mu sàkk tuuti ci science am tànn ay nit jox leen ko jagleel leen ko ñu xam ko maîtriser ko mbas am ñooñu mu jox boobu xam-xam mu nekk mission ci ñoom nga xam ni bu ñu la waxee arrêté lekk yàpp da ngay arrêté lekk xorom nga xam ne xorom moom bu amul ci cin rek day soof nga arrêté ko mu am mbas mu ne la deel sol masque mu ne la deel raxas sa loxo mu jox la ay recommandation mu ni bu leen di jegeente 1 mètre 1 mètre 50 2 mètres bu leen di regrouper parce que su ngeen ko defee da ngeen koy wàllante yow nga ni gëmuloo kooku nga xam ni allahu subhanahu wa taala daf ko jox xam-xam bi nga ni gëmuloo ko bay def li la neex nag te na la bir ne bis boo defee li la neex ba wàll kenn ba mu loru si dinga ko layoo bu fekkee ni wàll nga kenn kooku wàll keneen ki wàll keneen ñoo ñëpp di nga layoo ñoom
kon nag nañu def très attention képp ku woote rassemblement ak rassemblement bu mu mën a doon te mu leer na ni li ngay def nii docteur bi waxoon na la bul def loolu soo ko defee di nga layoo allahu subhanahu wa taala ku si loolu di nga layoo allahu subhanahu wa taala ça c'est très clair kon nag nañ leen def très attention parce que lor nit baaxul xaru baaxul te nan leen xoolaat suñu bopp yërmande am na yërmande léegi doomu aadama génn àdduna bu soob allahu subhanahu wa taala nga ne kenn du ko fi suuli loolu ñaaw na loolu ñaaw na lool 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 te loolu dal kooku jombul kenn de ñooñu di sànni xeer ñi nga xam ni dañ doon dimbale nit ñi pour suñ ko dencee du wàll kenn ñooñu nga jël leen di toj seen oto leen sànni xeer leen gaañ tey jii suba nga nekkaat si même yow mën nga nekk si même situation ñooñu nga gaañ mënatul def li ñu waroon def léegi yow kan moo lay defar yow lu doy waar oto sapeur pompier oto Sénégal yëpp la bu feebar moo lay yóbbu soo ko tojee suba sa benn mbokk su feebaree sa papa su feebaree wala yow nga feebar wala sa yaay feebar mais kan moo koy yóbbu après ñu commencé naan njiit loolu yoonu njiit nekku ci yàlla dafay waxal ñi am xel ak ñi nga xam ne dañuy xalaat bala ñuy def dara nan leen di xalaat bala ñuy def dara nan leen utiliser suñu xel yàlla dafa bëgg ku am xel Allah subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ku am xel daf ñu jox une capacité de compréhension jox ñu une capacité de réfléchir tegal ñu benn mécanisme muy l'intelligence nit ñi mi ngi noonu utiliser cette intelligence nu mu leen neexee mënuñu utiliser plus de 10% de notre intelligence l'interconnexion des neurones dès que tu commences à réfléchir yaa ngi mettre en branle ce magnifique mécanisme nan leen ko utiliser ngir yàlla utiliser ko bu baax bu ñuy jëriñ ndax ñu mën a egg ci sagesse pour ko defee rek dina yàlla dina kontaan ci ñu maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan allahu subhanahu wa taala mu dimbale ñun ndax monde bi sonn nañu fi mu nekk nii doomu jàngoro jooju nga xam ne li muy tuuti tuuti sonal na waaye nag na leen ko sante yàlla yàlla nag waxul kenn dara de kenn xamul lu tax mu andil ñu ko bu ñu defee ne dafa mer bu ñu defee ne dafa kontaan dafa guñu benn si kon nag nañ leen si maanu te gëm ni allahu subhanahu wa taala xëy na dafa ñëw pour assainir le monde un nouveau fonctionnement du monde day am incha allah loolu moom kenn mënatu si dara jikko yu bëri dañ ko war a teg fële kenn mënatu si dara façon liggéeyukaay ak nuy liggéeyee il faut mu changer foog oto yi daw yu doon daw lu bëri si tali bi di polluer ala kuli alin bu ñu changer façon liggéeyukaay yi bi ñu commencé liggéey ci biir mbas mi bu boobaa pollution bi dina wàññeeku trafic bi dina wàññeeku accident yi dina wàññeeku te loolu lépp ngëneel lay doon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan man xawma dara damay def rek li yàlla santaane maanaam ñu defarante ay rappel buñ ko defee rek ku nekk di nga gindi sa morom te ku nekk su gindee moromam jumte ak bàkkaar dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax di vraiment ñaanal l'avenir du monde l'avenir de notre pays notre jeunesse maa ngi leen di ñaanal ci kàttanu yàlla
ngeen nekk une jeunesse saine travailleuse, une jeunesse studieuse, jeunesse bu am xel bu mën a ràññee ba nga xam ni dinañ am un avenir radieux. En tout cas dinañ ko espérer cher Sénégal. maa ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon jërëjëf. Dans le Ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le fond, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal.